Ça, c'est Youssou Ndour. kii di rafetlu woon bi ak télévision Futurs Médias juróom-ñaari waxtu dem na ba teg fanweeri simili ak seeg yéen kon ci xibaaru ngoon gi bokk na ci li ci gën a fës sa tepp Khalifa Ababacar Sall nu mu nar a demee ayokaam nee nañ du am mënta taxaw fekk dindi wuñu mbalaanal kirlaayum député am xeex bi ñu fas ko yéene yóbbu bitim réew duggal ci yeneeni stratégie seen fem yu bees yooyu nag bëggaguñu ko siiwal fan la parti bi Idrissa Seck jëm lim bi di yokku ci ñiy tekki seen ndombal tànk loolee nag Mamadou Ndiaye docteur en communication dina jàngat crise kon bi ci biir réew mi ñu dellu ci li fi kilifa diine yi bàyyi defaraat réew mi sukkandiku ci yooyee njàngale yoon woowee la cadre unitaire de l'islam jël kuréel gu bees la gu ñu taxawal ndawal këri diine yi ñanga ca universitaire waaye it waa société civile ñoom ñëpp la ëmb cancer yi ci Sénégal téeméer yoo ca jël fanweer yi di tukkee ci tux nguur gi bokk ca pexe yamu ca jëloon kon ngir décourager gars yi paqueti cigarette yooyu ak xeeti nataal yi terewut nag tuxkat yaa nga ca ba tey ji waaye mel na ni léegi détail bi la ñu gën a sopp paquet bi moom ñu bari bëgguñu mu topp leen ponk yaa nga kon mbokk yi di sut ñu yaatal ko. mbokk yi dellu nuyu leen rafetlu ànd bi ak télévision Futurs Médias mbiri Khalifa Ababacar Sall kon la ñu koy tàmbalee merub Ndakaaru di wéy kon di nekk ci kaso bi gannaaw tuuma yi ñu tegoon ci kawam ci li nga xamante ni moom moo di caisse d'avance bi ci kaso boobee nag ca la ko kon ndombal tànk député fekkee loolee tax ayokam tey ji janoo ak waaye taskatu xibaar yi wax kon ci lu jëm ci mbiri procès am nee nañ loolu du mën a taxaw fekk nag mbalaanal kiirlaay moomu ci wàllug député kon dindiwuñu ko duñu mën a jublu ci papa tem wax nañu it ci wàllu xeex bi ak ni ñu ci namee xar seen tànk tubéy ngir mu génn ci kaso bi danañu génn biir réew mi wutali bitim réew ngir wax fa lu jëm ci mbir yi Khalifa Ababacar Sall waaye it condition yi nga xamante ni ci lañu ko dencee moom député maire bi Habib Faye Modou Diop ñoo ñuy nettali seenum ndaje. juróom-ñaari at ci kaso bi avocat Khalifa Ababacar Sall yi génnaat ngir waxat askan wi ca anam ga mu nekkee jamono ji beneen yoon ga ñu jël moo di yeneen juridiction internationale yi ngir seen client gi mën a am jàmmam. kenn waru koo jàpp loolu dafa nekk loo xam ni kenn warantewu dafa wér ci wàllu yoon donc jàpp nañu jàpp bi tegawul ak yoon jàpp nañu aussi ni réewum Sénégal nangatuñoo déglu donc am na yeneen bunt yoo xam ne may nañu foofu suñ fa demee dinañ ñu déglu et bu boobaa nañ leen laaj itam la ñu def fan nañ ko teg su laajee ay daan itam nañ leen di daan yaakaar nañu ne bunt boobu rek moo ci des. ni am na yeneen kuréel yoo xam ne mën nañ fa àtte réewum Sénégal duñ leen ko jàngal nañ fa dem mën naa cee lim benn rek ci kuréel yooyu mooy cour de justice de la CEDEAO. lii di immunité parlementaire lu état wu Sénégal war a def la. yoonu Sénégal nag dafa ni député kenn mënu ko jàpp kenn mënu ko topp feek du loo xam ne assemblée moo ko may ba tax na jàpp bañ ko defoon ba fal googu anto ba léegi jàpp boobu dafa nekk jàpp boo xam ni méngawul ak yoon ñun nag li nga xamoon ni moo ci suñu warugar mooy ña ko téye ak ña ca war a wax ak ña ca war a dox képp ku ci nekk su junj nañ la ci
jébbal nañ la ci xalaat wan nañ la yoon ba nga war a jaar ba nga xam ni Sénégal day ànd ak yoon. waaye ñu fas yéene ñaax askan wi ci anam ba Khalifa Ababacar Sall nekkee ca kaso bi. te lépp loo def fii rek ci turu askan bi nga ko def ba tax na am na foo xam ne suñu fa tollee nañ leen ni lii kat jalgati nañu yoon. ba léegi mu nekk ci biir kaso bi avocat wu Khalifa Ababacar Sall yi xalaatuñu benn yoon banque seeni yoxoo ngir mu génn fa mu ne. waaye ñoom ñi seeni pexe nanguwuñu ko wax benn yoon te it ñuy nisër yeneeni yoon yu ñu mën a jaar ngir Khalifa Ababacar Sall mën a dem ca pencum ndawum réew ma. ku nekk génn fa nga nekk ñu daal di amal li nga xamante ni moom moo di ak waxtaan ministre de l'intérieur yi kay kaddu ci lu soxal dialogue boobee kon ñu bëgg Bamba Ndiaye addu ci ancien ministre bokk ci grand parti moom li mu gis moo di nguur gi ci boppam su bëggee dialogue fokk mu teg ay acte yu concret ñu xam ne kii waxtaan yitteel na ko waaye mënoo di jëf yenn jëf yi ba noppi di wote waxtaan Moussa Ngom. waxtaan gi nguur gi di woote ndaxam dina mën a antu ginnaaw ba ñii di waa wattu Sénégal lankee ne duñ si bokk ak it waa Manko taxawu Sénégal xelu ñu bëri ñaaw si gis-gisu Bamba Ndiaye laata waxtaan boobee di mën a nekk faaw rek la mu war a àndal nguur gi jiital ko. dialogue nag comme ni ñu ko waxee léegi na tëral mécanisme de dialogue yi am nay préalable parce que am na dëkk bi ay jëf yoo xam ne ku nekk xam na ne teguwul ci yoon tudd naa atteb Karim Meïssa Wade jaar ci atteb Aïda Ndiongue ba egsi tey ci mbiru Khalifa Sall yooyu nit ñi wax nañ ci waxati ci sëriñ si wax ci ba ay pays ci étranger wax nañ ci dugal ci seen loxo te kenn weddi ko alors comme def nga njombe yooyu yëpp kay wax dëgg yàlla boo bëggee dialogue toogal ak nit ñi nga régler question yooyu man d'accord naa sax ci ne point yooyu yëpp mën naa dugg ci biir dialogue bi loolu mën naa ko nangu man. lenn si ñu bëri gis ni mën naa gàkkal dialogue boobile doon li ministre de l'intérieur bokk ci APR war a yore lu jëm si wàllu élection te ñu bëri si kujje gi nanguwuñ ko mu doon lu nguur gi war a saafara si gis-gisu Bamba Ndiaye su fekkee la ñuy woote doon na lu leen soxal. dañu ne wóoluwuñ nguur gi ci mu organiser ay élection ndax defoon na ko jubalul defaat ko jubalul ku ñu naan sàcc nga nag nga taxaw naan fii kenn mënatu fee sàcc du tontu la. bu fekkee ne yow dana la jiiñ sàcc ne la yow sàcc nga taxaw su bëgg jot benn tontu rek nga am xam ngeen ne Sénégal kenn mënatu fee sàcc déedéet yow koy bu fekkee ne gëm nga li ngay wax ne kenn mënatu fi sàcc te ñu ne la sàcc nga te da nga bëgg a sàccaat organisation élection yi boo ko joxee ku bokk ci yow da ngeen koy sàcc defe naa li war a doon sa tontu mooy comme noonu la te man xam naa ne kenn mënatu fi sàcc nangu naa dañuy désigner benn autorité indépendante mu organiser élection yu. li ñu war a waxtaanee bu dee des nay am doon it lu ñu war a leeral ba noppi ci gis-gisam. réew mi tey problème yu mag yi muy jaamaarloo ci wàllu koom-koom tey ressources nationales yi ñii ngi naan ñi ngi tàmbali exploiter ay gaz à titre expérimental wala di def naan tudde ko ay évaluation te loolu dañ koy jaay ñii ngi naan zircon bi ña ngi koy exploiter fële ci Diogo di ko yóbbu kenn xamul fu mu dugg ak ban prix gis ngeen fii di ngeen ministre yi wax ci prix yi nit ñi xëy di ci discuter suba ba ngoon bref ay questions majeures yoo xam ne des ko war a discuter ba mu leer ci bopp nation wi. jëwriñ bii di Aly Ngouille Ndiaye moom nee na lépp lu mu mën dana ko def ngir parti politique yooyee jokk ci bile waxtaan woote bile waxtaan jip te fukk ak juróom weer rek a des ci élection présidentielle 2019 yi jub si. ñooy élection soreetul ñuy laaj ëllëgu parti Rewmi bu Idrissa Seck ak li nga xamante ni moo di démission yi ñu fay nimmiku kilifa yi bu ñuy demee ñeneen topp ci lim bi kon di gën di yokku mu mel ni nag loolee jafe-jafe la wan yoon la war a mën a jaar ba réglé waat lii nga xamante ni problème dëgg la ci biir réew mi di Saprera. Oumar Gueye, Pape Diouf, Maître Nafissatou Cissé ak bu yàggul dara Thierno Bocoum ak Samba Thioub réew mi di wéy di perte ay responsable ak militants yi nga xam ne dañoo bokkoon ci ñi taxawal parti bi seetlu bi nag benn la 2007 ba tey élection bu ñëw rek réew mi day gën di daanu 14% ci 2007 parti Idrissa Seck bi wàcc na ba 7% ci 2012 analyste yu bare jàpp ne Idrissa Seck ci boppam moom mooy problème mu parti bi moo ne Abdoulaye Wade daf ko présenté woon comme kàngam ci wàllu politique Idi moom moo xalaat marche bleue bi tax Wade def campagne bu mucc ayib ba gagné élection yu 2000 yi waaye ànd ñaar ñi ñeenti at rek la def ginnaaw alternance Idrissa Seck ñu tëj ko kaso ginnaaw ay tuuma yu tukkee ci affaire chantier de Thiès yi nguur gi jiñ ko détournement de deniers publics ak atteinte à la sûreté de l'État. Idrissa Seck ñu tëj ko lu tollook at ci biir kaso Rebeuss négociation bi nga xam ne moom la ñu dippee protocole de Rebeuss moo ko ci mujj génnee
le 4 avril 2006 la Idy taxawal ab parti ci campagne 2007 bi jixi jaaxa am ci xelu sénégalais yi ginnaaw ndajep ngóor si ak góor gi ba Wade wax ne sax Idy moom fas naa yéene dellu si ci biir PDS teewul ci élection 2007 yooyee réew mi am lu tollook 14,86% ginnaaw PDS mi nga xam ne moom moo gagné élection yooyee waaye depuis booba parti Idrissa Seck bi mënula passé 10% ci élection 2012 yi mujj réew mi moo jël 5e ginnaaw APR PDS ak parti socialiste réew mi tàmbalee nekk ci ay jafe-jafe ginnaaw ba kàngam yi su mel ni Omar Gueye Pape Diouf ak maître Nafissatou Cissé Youssou Diagne Ousmane Thiongane Wali Fall ñu ñëpp démissionné laaj bi taxaw tey rek mooy lan mooy avenir politique u Idrissa Seck ginnaaw ba kàngam yooyu demee def ngir joxaat doole li di parti bi. Lissa Préra loole nag ci la ñuy des lu mu ci mën ci doon ci gis-gisuk ki nga xamante ni moo di Mamadou Ndiaye docteur la communication mbir mi du ñàkk njeexital ci biir doxalinuk réew mi ndax crise dëgg la ci gis si bu Diouf. ku ne parti réew mi sa xel dem ci Idrissa Seck ku ne parti réew mi tamit sa xel dem ci taxawaay bi ñu mës a am fii ci réew mi jamono ji nag ñu gis ne parti boobee dafa jànkonte lay jafe-jafe. ndax bëri na ay kilifa yu fu bàyyeekoo rek jébbal lii di seen démission. ci politique moom bu ñu demee ba nit ñi ku nekk bëgg a jël place yi gën a kawe bu ñu demee ba am ñoo xam ne dañoo am frustration maanaam loo xam dañ ko denc seen xol te mënuñu ko génne wala bëgguñu ko génne bu ñu demee ba kii nga xamante ne mooy kilifa gi di wax ak benn nit rek di jëflante ak benn nit benn ñu ci des day créer ay départ day créer yu mel noonu. bu ñu jëlee exemple parti Idrissa Seck bi ak ay démission yu dul jeex ñu gis ne nag xëy na ni ñuy doxale ci biir parti bi moo doyul ñi nga xam ne rek démissionné nañ. waaw wax nañ ko sax parce que nee nañ am na ci benn waay boo xam ne mu ngi ci parti réew mi nee na problème mu réew mi diw la monsieur Fall la. bu fekkee da nga yoroon benn ndombay tànk li ngay def yëpp nga koy def ci ni mu waree ñu jox la ñett ñoom ñu jàpp ni doxatul mun nañ comprendre ni loolu ñu la chargé te xëy na délégué woo moo tax mu am ay jafe-jafe jamono yi ñu toll nii. bu jëlee ki mel ni Oumar Sarr Thierno Bocoum ak Samba Diop ñooñu ñëpp nekkoon ay kilifa ci biir parti réew mi tey jébbal seen démission ñu gis ne nag loolu faw mu am lu mu soppi ci dundinu parti bi. organisation ku nekk da ngay indi sa doole pour mu am doole. pour ñu saafaraal ko il faut ñu def li ñu tuddee ci tubaab recomposition il faut ñu tëggaat carte gi ku nekk ñu jox la ci sa li nga yellool ba pare jox la ay mission yoo xam ne moom nga war a def ñu xaar ay résultats. politique ngir saytu lépp lu soxal askan bi laata nga cay yegg tamit foo nga sukkandiku ci li nga xamante ne rek sa parti moom am na taxawaay bu mucc ayib bu ñu jëlee parti réew mi nag ñu bëri di xaar ana nan lay def rek ba li nga xamante ne mooy démission yi bañ ko affecté su ko defee tamit mu gën a dëgëral taxawaayam ci biir langue politique fii ci Sénégal. coow yu bari ñuy nimiku nag ci réew mi cadre unitaire de l'islam loola ak tax a jóg réglé ko ndax jàpp nañu ni faaw kon ñu dellu ci li ñu fi kilifa diine yi bàyyi lu xoolaat seen i téere ak seen i mbind bu boobaa lu bari dina saafarawu mu ëmb nag ay kàngam këru diine yi ku ca ne yebal sa ndaw waaye te ñu féetee ci société civile bi taxawal nañu ko Aminata Mbaxe Sow Jafara Ba ci nettali gi. jafe-jafe yi daal di bëri ci àddina gi Sénégal da su ci ginnaaw nit ñi mel ni ñu réer xamatuñu fu ñu jógee looloo waral cadre unitaire de l'islam au Sénégal juddu. fexe njàngale bi nga xamee ni suñu mag ñi jàngale nañ ko mu jëm ci jàmm jëm ci nangoonte lëkkaloo ak njub ci mbirum doxal réew loolu lu ci bari ñu mën koo génne ca téere ya nga xamee ni ñoom lañ ko bind boole ko ci benn téere ñu tuddee ko manuel. ñoom ñu jàpp ni Sénégal maam yi am na luñ fi jiw te loolee ñu ngi fii ñu denc ba léegi soppeeku àdduna waral ñu jàpp ne tey jilee jot nañu génnewaat jàngale yooyee maam bàyyi woon fii ngir ñu defaraat nekkin wi waaye tamit defaraat jikko yi. société bi moo toll foo xam ne fokk ñu seet lan moo koy tabax ak lu koy jubal te comme diine mooy li nga xam ne moo ñu mooñaale ñun ñëpp bokk li ëpp ci sénégalais yi loolu suñu histoire moo ñu ko may te nit nag bu bëggee ci àddina bi moo gën a mën a yokku day seet lan mooy caslaayam suñu caslaay diine la du leneen kon loolu moo tax tey suñu fi ñëwee
ñun li ñu ci woo mu neex ñu moo di feeñal li fi amoon ci xam-xam. waaye loolu lépp nag mu ngi lalu ci mbind yooyu le ak njàngale moomee nga xam ni bàyyi nañ ko ñu gën ko méngaleeg jamono ngir ñëpp mën cee jot. ñu bëgg lii nga xamee ni nii moom la suñu mag ñi jàngale mu doon la cee jiitu ñu daal di def manuel boobu reproduire ko lu bari ba mu mën a law ci école Sénégal yëpp law tamit ci daara yëpp. ñoom jàpp ne liggéey boobule lépp nag bu yembee daañu génne mbind yooyu le gën ko xamal ak askan wi mën na sax ñu dem ba di koy dugal ci programme yi nga xam ni dañ koy jàngale ci école yi su ko defee ndaw yi mën cee gis seen bopp gën a defaraat seen nekkin ci àddina gi. adu ci leneen tuxum cigarette mi cancer yoo jël fii ci Sénégal boo boolee lépp fanweer ya ma ngay tukkee ci wàllug tux moomu ngir décourager gars yi nag bokk na ci li ñu jëloon yenn xeeti nataal yi def ko na ci paquetu cigarette yu bees terewul tuxkat ya ña nga ca ba tey ji waaye mel na ni sawartuñu ci paquet bi mu leen di topp détails yi daal moom la ñu gën a jox bopp reportage Cheikh Hassana Fall Jafara Ba. nataal gi ñu def ci paquetu cigarette yi ñu yaakaaroon ne mën na am impact ci ñi koy tux ñii ñu tasanteel ci mbeddu Ndakaaru yi ñoom gis ne deful dara ci ñoom waaye ñenn ñi jàpp ne am na tuuti njëriñ. image bi ñu ci dem moom taxul gars yi bàyyi buñ bëggee bàyyi moom dañuy bàyyi. paa bi ba mu ñëwee ba tey terewul tey lañ gën a mën a tux sax. léegi presque damay tux chaque instant damay taal di tux moom. parce que dama gis image bi daf ma xaw a tiital trop moo tax may tux ay 2 cigarettes ay 3 cigarettes ba négocier ko ba mën ko bàyyi. ay pexe tuxkat yi la ñàkkuñu ko ngir mën a daw nataal gi ñu fësal ci paquet gi. léegi kay détail bi rek parce que paquet boobu da nga koy daw moom. parce que foo génnee yor paquet gars yi naan xanaa gisoo li ngay tux. léegi moom gars yi bu ñu jëndee cigarette yu bëri du ñu bëgg a kat paquet bu ko waa. xottu paquet dañ ko daan manqué fii mais léegi xottu paquet carton lañ ko tegal koo jaay cigarette muy la non xott bi baax na. ab nataal boo xam ne am na impactam moom ci keesu boutique yi. day wàññi suñu recette xam nga boo bëggee jël benn goros cigarette bar ko jaay ci bis bi far jaay lu dul genn wàll li nga naroon a am ci goros bi dootoo ko am. si gis-gisu waa ji xam ne moom yàgg naa jëfandikoo cigarette moom jàpp na ni nguur gi yoon gi mu jël ngir ñu mën a dakkal cigarette gi baaxul. cigarette kay boo koy tere kay da ngay yokk prix bi sax moo gën waaw mais li ñu def nii kay day tax nga gën a tux rek. nataalu nit ki ñu def mu tëdd ci lalu hôpital ànd ak i métit dañu wax ne lépp tuxum cigarette moo ko yóbbee ban ko defee ca paquet yi ak léegi ëpp na weer waaye ba tey tuxkatu Ndakaaru yi ñoom gis nañ ne amul benn njëriñ tey lañu gën a mën a jëfandikoo cigarette yi. xëy na bu ñu ko dessiné woon ci loolee di ëmb cigarette bi tuxkat yi danañu xaw a wàññi dem ba Louga foofee lu toll ci juróomi région gis nañ ni bu ñu ko tegee mooy ma nga ca bokk ci ñi gën a néewle wàllu scolarisation ci ndaw ñi bind leen ñu jàngi retard boo xamante ni ñoom it ña ngay teg ay pexe ngir jéem koo dabu waa inspection d'académie kon dugal ca seen loxo secrétaire général bi Lamine Fall indi leeral ci wan yoon la ñu war a jaar ba daal mën a soppi mbir yi ñu teewlay kàddoom ci micro Thierno Fall. bi ñu defee jàngat ba pare dañu seet gis ay points faibles ci Louga wax naa ci mbirum càmm gi parce que seet nañu ni boo demee ba fu mel na booru Linguère sàmm yi comme tooguñu benn barab ci nawet bi ni muy doxee ak ni muy tëddee dañuy jël ak seen jur ànd ak xale yi ñoo ngi itam ay doomu Sénégalais lañu war nañ leen a fexe ba nu ñu leen jàngale gis nañu itam maanaam abri provisoire yi parce que xale yi ñu ngi jàng ci yoo xam ni ci ay mbaar te loolu itam léeg-léeg dina andi problème gis nañu itam ni waaw teel a sëy yi ak grossesse yi itam dafay am problème donc muy ay leviers yu bare yoo xam ni seet nañu ko nga xam ni tey xëy na bu ñu bëggee am saafara bi ci foofu la nii ci la ñuy sukkandiku def ci liggéey bu am solo ba nga xam ne daal Louga dana bokk tey ci académie yi nga xam ni ñooy gën a scolarisé. ca fële ca mairie de Ndaxaar fooxe nag jàpp nañu ni foofee def nañu ca kon ay jéego ci wàllu njàng mi ma nga ca Tivaouane 100% ci wàllu kon CFA entrée en 6e résultat yooyu ñëf ngànk gox ba kontaan ci baal ba ubbiteg l'école bi jàpp nañu ci ak ay fourniture scolaire kii di Cheikh Anta Diop ak Latir Sey ñoo fa àndoon. jàngalekat yi ay parents d'élèves yi ñoom nee nañ résultat yu mucc ayib yi nga xamante ni école élémentaire Médina Ndaxaar amoon na ko ci at mi ñu génn ci CFEE en 36e loolee la ñu bëgg a dàbbaliwaat ren ji liggéey bi ko laal nag mooy njàmbaarteg jàngalekat yi ak seen xarañte dañuy jël lu man 4 weer yoo xam ne wala juróomi weer yoo xam ni dañuy jël jàngalekat yi bis heure yi nga xamante ni waruñu koo jàngale ñu ciy jël xale di leen jàngal di leen renforcer ci mathématique ak ci français donc loolu bokk na ci li nga xamante ni donc
tax na résultat yi baax. lii ñuy wax ubbi tey jàng tey nee nañu sax na fi dàkk ay at a ngi nii daanaka maître yëpp moom la ñuy wéyee ak parents d'élèves yi loolee nag tax mu am njeexital ci résultat yu baax yi nga xamante ne waa école Médina Dakhar am nañu ko waa maire bi nag nee nañ dugal nañ ci seen loxo bu baax a baax te ren ji jël nañ lu toll ci juróom-benn million ci seen i koppar jagleel ko ndongo yi may leen ay jumtukaay ay livre kay. tey bisu mbégte la ndax dañ leen a joxoon daaw fourniture ren ñu indil ñu résultat yu bien 100% à CFE et entrée en sixième tey ji bu leen joxoon 100 millions gisatuñ ko ndax résultat yu baax yi ñu indil actuellement nag fonds de dotation bi 6 millions la plus l'appui personnel des maires. jamono yi nag ndongo yu bëri ñu ngi ci tool yi di góob ak dex yi directeur d'école yi sax ñu ngi yuuxu wàllu na nag seen kilifa yi nañ leen bàyyi ñu dikkaat ci l'école yi. fii moom àll la te xam nga àll moom activité moom mooy mbay xale yi ñoom ñooy jàppale waajur yi ci tool yi léegi ñun dañuy commencé njàngale bu ñu commencé njàngale mi rek xale yi moom bu ko dégg di nga daw ni njàng mi commencé bu ko defee ci ëllëg sa rek macha allah ñëpp dinañ ñëw. bés bi nga xamante ni moom la ñu ubbee la njàng mi door fii ci Médina Dakhar. directeur office national formation professionnelle moom it nee na dinañu gën a def daal ba li nga xamante ni moom moo di tàggatu gi gën a ñoŋ ay réforme bëgg nañ ko ci indi ay yeesal da di xool nu gaañ ñi gën leen a mën a dugal ci biir société bi moom mi di Sanoussi Diakité waxtaan ci ak di Saprera. compétence technique la li ci bare rapport bi nee na am na compétence de base yi nga xam ne ñëpp war nañ ko am pour mën a dugg ci liggéey ci réew mooy compétence de base boobu mooy mën a lire mën a calculer mën a def yooyu pour mën a dugg ci circuit productif loolu mooy compétence de base mais après compétence technique mooy lay may jumtukaay xam-xam moo lay tàggat pour nga mën liggéey boo mënee liggéey nga mën liggéey nag mën liggéey boobu mooy tax nga mën a occuper poste mun liggéey pour indi koom sa bopp te loolu bu amul mënoo dugg ci circuit économique donc compétence technique la ñu war a gën a faydaal ci sunu réew te compétence technique boobu manqué na trop ci ñi nga xam ñi ngi liggéey naam apprentissage traditionnel mu ngi fi yenn formation yi ngi fii dañuy tàggat nit mais tàggat boobu ba léegi pour mu dëppoo ak sart liggéey mooy indi koom dëppoo ak sart liggéey boobu des na. sëñ bi Diakité doon yëkki yooyee kaddu ci vidéo conférence bu banque mondiale doon amal ci situation comme bi fii kon ci dendub Afrique tàggat yaram ak Linguère mi dugg si waat ci Ligue 1 bi mi ngi féete woon ci fukk ak ñetteelu place bi ñu wax ko relégué waaye ak daan yi tegu ci kaw Douane dugg si waat na ci biir lang gi ca Ndar loolee tax gaa ñëpp bëgg mobiliser wu ngir ñu def ci ay jéego Seydou Diop Habib Seck lañ fay fekki ci. Linguère bu Ndar fukk ak ñetteelu place bi la jëloon ci saison bi nga xamante ni moom la ñu génnoon ci atum 2016 2017 taxoon sax mu dem ci Ligue 2 bi léegi nag Linguère daal nañ ko indiwaat ci Ligue 1 bi ginnaaw jafe-jafe yi amoon ci stade Demba Diop bàyyi nit ñàkk ci seen i bakkan fédération bi moo jël ndogal bi nu mel. ci football Sénégal mais également ni mu toll ci Ndar loolu ci xolu doomu Ndar yi donc Linguère deuxième division vraiment nekk na loo xam ni presque dañ doon wax ni dafay frôler catastrophe. nan la ñuy def ba xiiroo ak ŋaayoo benn woon jafe-jafe bile bañ a am loolee jamono jile mooy laaj bi ñëpp samp. xeexoo bu metti bu amoon ci biir ñoo xam ni waruñu ko séq moo tax vraiment indi jafe-jafe yoo xam ni tey ba yóbbuñu fii mais dañuy sant yàlla bi nga xamee ni yooyu yëpp dañuy yaakaar mi ngi sunu gannaaw. mu mel ne nag jafe-jafe bi nga xamante ni Linguère amoon na ko tax na dirigeant yi amal ndaje daal di waxtaan seen i diggante li ñu bëgg nag jamono jile mooy ànd nekk benn. tàppe nañu xol yi nangu ni daañu ànd liggéeyandoo ñun ñëpp muy loo xam ni en tout cas dama koy rafetlu ndax borom kër li ko jig ci këram mooy jàmm rek am fa. saison 2017 2018 bile doomu Ndar yi ñëpp ni dañu bëgg jàpp ci l'équipe bi bokk na ci seen i xalaat xale yi nekk ci dëkk bi di fi def ay jaloore ngir ñu mën a indil ndam Linguère bu Saint-Louis. maanaam nangu au moins une fois ñu liggéey pour le long terme liggéey pour le long terme mooy ànd dajale jël football bi mu nekk une base saint-louisienne ñu ànd liggéey leen cela ne veut pas dire que ni duñu wuti keneen mais ànd xale yooyu ñu encadré leen liggéey bi ci war dëgg te kooku dañ ko ñaax staff technique bi.
Linguère moo njëkk jël ci atum 2009 première édition bu championnat professionnel coupe du Sénégal itam jël na ko ci atum 1971 88 90 ak 2017 di palmarès boo xamante ni doomu Ndar yi war nañ ci xool ngir ñëpp mën a jàpp ci équipe bi mu mën a jëm ci kanam. taxaw fi kon digee daje incha allah ci simili yu neew 20h Cheikh Tidiane Diaw dina fi teew bu boobaa fas yéene leen yaatal xibaar yi ci kàllaama nasaraan jërë ngeen jëf ba ci kanam tuuti rédaction bi kon dellu si waat